ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey la ñuy ñëw ci suñu acte 1 ñeel li ñu dëgmal muy élection législative waaye ci beneen facette ndax depuis présidentielle bu 2019 ñun dañoo décider soppi doxalin ci vidéo ñiy def bu ñuy dëgmal élection 2019 dañoo defoon ay vidéo ci candidat opposition bu ci nekk def sa présentation xamal sénégalais say qualité ak ci lan lañu war a sukkandiku pour voter la buñ ci noppee ku ne nga xool lan moo dal sa xel waaye loolu ñu defoon lépp amul woon benn njariñ dañ koy reconnaître ndax ndekete 90% ci ñu doon wooye seen bopp opposition dañ doon tappale dañoo jógoon pour ndax sénégalais yi. Idrissa Seck boobu mi ngi doon deal ak Macky Sall élection yi dafa passé mu dem yàkkale ko résultat yi. Issa Sall ndekete nettalikat la woon bu raxoon waa PUR li mu nekkoon seen biir yépp lu fay yendu fanaan pale élection yi dafa passé mu trahir waa PUR trahir sénégalais yi ko voté loon. Madické Niang moom gannaaw gi dafa disparaître dañ ko ci boole woon nii rek pour amuser la galerie parce qu'il fallait que ñu am 5 candidats comme ni ko Boun Abdallah Dionne annoncé woon. Donc après la ñu xam ni ndekete Macky Sall en 2019 benn candidat dong la jàmmarloo woon muy Ousmane Sonko moo ne woon seul candidat opposant bu crédible en 2019 ñi ci des dañ doon nax sénégalais yi réerewuñu woon ak Macky Sall ba tax na léegi dañuy def très attention ci candidat opposition yu bare bari ci bu ñuy jub élection même bu ñuy wax ci coalition yeeg candidat yi dañ koy aborder ak benn thématique. Par exemple tey ku ne xam ne ni gannaaw bu ñu rejeté proposition de loi ngir criminaliser wàllum góor jigéen yéene sénégalais yu bare bari mooy soppi assemblée nationale ngir am député yoo xam ni ñooy porte combat boobu noonu. ci fànn woowilee ànd sàmm jikko yi initié woon proposition bi envoyé nañ mbooleem coalition benn mémorandum ci lan moo war a doon seen taxawaay ci mbiru góor jigéen bés bu ñu leen yóbbee assemblée nationale. ñii tontu nañ ñii lànk nañ ñi duñ ko voté ba ci biir opposition bi. lii daan ci def vidéo spéciale ndax mbir yi faaw mu leer. donc diggoon nañ leen ni dañu amal une série de vidéos ci élection législative yi ñëw tay lañ koy tàmbali leeral d'abord ci solos fi ñuy jëm ak luy doon njeexitalu yow mi ñuy seetaan sa tànneef ba su dimanche 31 juillet 2022. yow mi ñuy suivre te am possibilité jël sa carte voté lu xew ngoonu dimanche 31 juillet 2022 am nga ci part de responsabilité mu positif wala mu négatif. même bu mënul voter te comprendre enjeu yi xam li xew am nga devoir conscientiser sensibiliser ñi la wër moo xam nga nekk ci biir réew mi wala bitim réew. ndax yow la ab député Benno Bokk Yaakaar jàkkaarloo woon ak ñetti at ci ginnaaw ñaari at gannaaw ba nga ko falee ne la fal nga ma ba noppi waaye taxumaa jóg. say problème jafe-jafe yi ngay jànkoonteel ci sa gox li nga bëgg a wax mais amoo kàddu mbaa baat ngir mu yegg fa mu war a yegg loolu lépp sama yónnewu ci dama la doon nax pour falu tegal la ci ne man député Macky Sall laa. man de foofu laay commencé ci sama tur Malaw mii député Macky Sall la man député Macky Sall laa. ñun lan moo ñu fi indi dañoo ànd ak Macky Sall ne dañ koy woteel wax nit ñi ne nañ woteel Macky Sall léppam doy nañu suñ ko woteelee dina yor réew mi ñëpp woteel Macky Sall mu nekk président de la République mu indi benn loi ñu ne duñ ko wote ñoom fan lañ ko teg ñoom liñ leen sant ñu ngi koy def 100% kon ñu ne liñ ñu sant dañ koy def 100% waaw fii loi bu fi Macky Sall indi xëy na yéen a koy xool man duma ko xool man buñ ne wote leen rek ma yëkkati sama loxo. man dama waxoon ne man wote rek laay def lu ñëw ma wote ko. te wote woon nañ ko ci commission yi bon bii dañ koy wote rek am na ñoo xam ne duñ wote mukk waaye am na ñoo xam ne dañuy wote faw man ñooñu ci laa bokk man lu ñëw ma wote aw ma lu may laaj waxoon naa ko fi daaw fekkee déwén fekkee ren député Macky Sall laa lu ñëw ma wote asalaamaaleykum wa rahmatullah
réew mi ñun ñoo ko yor réew mee fal Macky Sall majorité mooy dox minoritaire mooy xoromam fii téeméer ak ñaar fukk ak juróom a fii wote juróom-ñaari nit a fii wote loi buñ fi indi ñu wote ko asalaamaaleykum wa rahmatullah. léegi discours ñun ay député Macky Sall lañ bépp loi bu mu indi dañuy gëmm suñuy bët dal di koy voté te duñu càmbar duñu gëstu lim ñu jural mooy est-ce que xam ngeen ni bésu vendredi 3 juin 2022 weer bi ñu génn yàggul Macky Sall dafa dugal assemblée nationale benn loi bu graaw en procédure d'urgence loi en procédure d'urgence mooy duñu yëgal kenn dañuy gaaw du dugal loi bi assemblée nationale député yi voté ko te du am débat sénégalais yi mën a xam li xew. loi bi mooy permettre ay entreprise bitim réew dugal Sénégal ay produits yi ñuy woy OGM organisme génétiquement modifié loolu li muy tekki mooy Sénégal di produire léegi ay légumes ak i fruits artificiels maanaam da ngay gis fruits ak légumes mu taaru lool ndekete ci quelques jours lañ ko bay mu gaaw meññi ak ay engrais yoo xamante ni produits chimiques yu yéeme lañ ko defaree produits yoo xam ni ci quelques jours mu jox la mbay mu rafet képp ku ko seen bëgg kaa consommer mais fruits ak légumes yooyee du am ay meññeenteef njariñ bi mu waroon am sa yaram jox la ay vitamines du ko am lii la ñuy woy OGM organisme génétiquement modifié. Macky Sall mooy yebal Abdou Karim Sall assemblée nationale ñu voté ko en procédure d'urgence bésu vendredi 3 juin 2022 ngir mu dàq loi 2009-27 bi nguuru Maître Wade voté woon te muy aaye genre produit yooyu noonu ñu koy jëfandikoo Sénégal. te li ci gën a graaw ak OGM yi mooy fruits ak légumes lañ yoo xam ni boo ko yàggee jëfandikoo dalay jox feebar yu ci mel ni problème mu rein donc xaar leen fekk quelques années sénégalais yu bari dañuy dem di defi dialyse régulièrement bu ñu bëggee woy di dund. OGM dafay dem ba yàq sa foie res bi nekk ci yaramu doomi aadama di ko permettre lu mu lekk mën koo digérer facilement te itam di renforcer yeneen cër yi OGM dafay yàq loolu lépp di jur yeneen jàngoro chronique yoo xam ni doomi aadama bi dootul wér giiru dundam. beneen bi mooy produit mbay yooyu noonu suuf suñ ko yàgg jëfandikoo dafay dem ba bekkoor suuf si dafay yàqu ndax produit chimique yi ñu koy sëf dafay détruire environnement bi détruire complètement mboolem suñuy suuf yu baax. nee naa leen dañ koy bamtuwaat encore une fois bésu vendredi 3 juin 2022 bi ñu weesu la Macky Sall dugal assemblée nationale projet de loi bii ngir Sénégal tàmbali utiliser genre produit yu bon yi parce que tubaab bi ñoo koy imposer. loi bi dañ ko voté en procédure d'urgence et sans débat maanaam nëbb ko sénégalais yi te itam kenn bañ ko waxtaane assemblée nationale ngir mu bañ a jëm kaw. lii dañ leen koy ñaan ngir yàlla surtout partie vidéo bii ngeen partagé ko fépp ngir sénégalais yi xam li député Benno Bokk Yaakaar yi voté ba noppi diñ ko nëbb ngir wut lu neex tubaab yi parce que produit OGM yi ay marché milliards la te bitim réew lay bàyyi ko tubaab yee ci gagné te moonte ñoom seeni réew nit yaa ngi takku ba dëgër créer ay mouvement ngir xeetu production yooyu noonu ñuy woowe OGM. Macky Sall moom yónni Abdou Karim Sall ñu voté loi boobu noonu nga xam ni dafay sooxeel suñu wér-gu-yaram yàq suñu environnement ci at yi di ñëw donc ñun ñëpp dañu nekk ci danger. lu ñu ko yóbbee nag mooy député yoo xamante ni nee nañ Macky Sall la ñuy tarbiyu lu mu indi dañuy gëmm seeni bët voté ko donte dafay lor askanu Sénégal. moo tax législative 31 juillet 2022 ku leen ni dafa ndaw daf leen di nax jëlee fi xeetu député yi moo ñuy permettre ñu mën a rectifier xeetu loi yu bon yi nga xam ne sacrifier suñu wér-gu-yaram ak suñu aalam mooy finalité bi. beneen scandalu assemblée nationale bii ñuy woy 13e législature côté comportement la jëfin ak doxalin ndax bu lay junni doomi aadama wóoloo tànn la parmi les 17 millions de sénégalais nga dëkk ci gox mu am ñoo xam ne gënoo leen jikko ak ci juddu dàqoo leen jàng ëppoo leen xam-xam lu dul kóolute ak yaakaar lu ñu am ci yow am na au minimum benn xeetu doxalin bu ñuy séntu jëmale ci sa jëmm ndax bépp doxalin tukkee ci yow dañ koy lënkale ak dëkk ba nga bàyyeekoo duñ ne député diw dong yam ci mais dañ naan député sàngam bàyyeekoo ci localité bii ambassadeur u dëkk lëma ngay doon. mais li ñu nemmeeku ci législative yi weesu mooy
ay député yoo xamante ni gàcce lañ pour bépp commune ba département yi leen fal seeni naataangoo yi pété ci opposition bi dañuy taxaw ngir wax seen xalaat comme ni ko règlement intérieur bu assemblée nationale mayee ñu nekk ci suuf di leen yuuxu ak saaga dem sax ba leen di attaquer physiquement di xeex ak ñoom ci kanam àdduna gépp. dara laa du laaj du ma laaj dara laa du laaj. loo ci mën il faut arrêter. Ah non, c'est idiot. fii muus du fi naanee ñeex loolu mooy li am jaasi yi ñooñu fi bay bu ma yorutoon jaasi xam ngeen fu ma dégg ma ne jaasi bi moo ma fi bay tuuse xam nga yow tàmm nga jigéen ñi bu ñuy wax nga sabaxal ci man xaw ma jigéen nga xaw ma góor nga boo demee bu ma génnee ñëwal. xaaral tuuti attendez un peu ma fille. donc lii mooy bilan wu suñu assemblée nationale bi ñu génn xeetu député yu mel nii waaye di irresponsable incompétent indiscipliné lii la ñu assemblée nationale bu Benno Bokk Yaakaar bi ñu génn proposé comme bilan et pire li ci gën a graaw xam nga Union africaine mbootaay gi ëmb réewu Afrique yi ni Sénégal amee assemblée nationale noonu itam la ñu créé parlement ngir mboolem réewu Afrique yi ku ci nekk tànn ay député ci sa dëkk ngir ñu représenter la teewal la foofee Sénégal ak ni mu bare ay kàngam ak i responsable parlementaire yu mënoon porter suñu drapeau ci suñu digg nawle ñu dem tànn un sulaar bu ci mel ni Djibril War nga xam ni dafay tàqalikook sagoom yóbbu ko ca pencum ndawu réewu Afrique yi ngir mu teewal Sénégal mu dem fa di xeex ba wéq fa benn femme àdduna gépp di ko seetaan. The process for electing a new president for the AU's legislative body. She shouldn't hide in the chamber. African Union lawmakers fought during a parliament meeting in Johannesburg on Monday. The cause, since it was founded in 2004, the Pan-African Parliament has never had a president from Southern Africa. Donc assemblée nationale bi ñu génn député majorité yi yamuñu rek ci gàcceel waa gox ya leen fal ci diggu pencum ndaw réew mu Sénégal mais seen waaye di dafa jéggi suñuy frontière dañoo ridiculiser Sénégal ci bëtu àdduna gépp ba ñu jàpp ni ñun sénégalais yi nii lañu baaxoo ndax Djibril War mii dem di dóoranteeg ay jigéen ba leen di wéq di leen gaañ ñun ñoo ko fal ci turu Sénégal defee jëfam ji moo tax vote tànneef nekk lu doy waar ndax ki ngay tàbb sa représentant lay doon ëllëg lépp lu mu def ci mandat biñ ko fal daf lay engagé yow ndax ci sa tur la koy defee. beneen aspect bi gën a am solo te war a tax mbooleem sénégalais yi jëlee fi assemblée nationale bii mooy duñu caytul suñu koom-koom au contraire gouvernement bi dafay luubal suñu xaalis assemblée bi di leen couvrir di leen wutal lay daaw moo ci mujj ak biiru inondation yi ndax Macky Sall dafa faloo en 2012 teg benn programme tuddee ko PDGI plan décennal de gestion des inondations plan boo xam ni buñ ko appliqué woon dafay jeexal mbënd mi ci mboolem gox yi mu sonal ci Sénégal ñu def ci programme boobu noonu 766 milliards 2022 bii ñu nekk la ñu waroon finaliser plan bi coonoy inondation jeex waaye nawetu 2020 ak 2021 ñëw weer leen wane ne xaalis bi duggul fa mu waroon dugg dañoo luubal 766 milliards yi ñëpp di sàkku ay enquête ngir xam kan ak kan moo ci laale Macky Sall au lieu que mu jël enquête bi jox ko waa OFNAC déedéet deful loolu assemblée nationale bi nga xam ne majorité bi moo leen moom lu mu leen wax loolu la ñuy def la sant ñu def enquête parlementaire ngir xam fu 766 milliards yi dugg assemblée nationale def lu leen neex présenter rapport en 2021 ne 766 milliards yi lépp jaar na yoon d'ailleurs programme bi bu doon téeméer juróom benn fukki ak juróom benn yépp matale nañ ko te ñëpp xam ne ñi waxuñ tëgg ndekete assemblée nationale ba ñuy def seen enquête parlementaire li ñu def mooy dañuy envoyer ministère ak i direction yi laale ci programme bi ay lettres
pour ñu justifier xaalis bi leen jox ministère ak DG yi toog seeni bureau bind seen rapport fictif rapport yaa ma neex envoyé ko assemblée nationale ne xaalis bi fii ak fii lañ ko dugal te assemblée nationale du envoyé ay éléments ay experts d'audit ay enquêteurs ngir dem vérifier ndax ministère ak direction yi chiffres yi ñu joxe dëgg la am déet ndax fa ñu wax ni lañu dugal xaalis boobee foofee la jaar loolu lépp amul ci enquête bi ñeel xaalisu inondation bi li leen ministère ak DG yi envoyé la ñu bind def ko rapport te amul benn vérification caytuwuñ ko donc ndax sénégalais yi bëgg nañoo continuer ak xeetu assemblée nationale bii nga xam ne bu ñuy sàcc seen askan dañuy doon complice dañuy complot ci ndodd askan wi leen fal ku ci nekk sa réponse mi ngi ci choix bi nga war a def ba su dimanche 31 juillet 2022 kon tax selu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jàngit jëf